miroir Covid-19 spécial Dakar mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias ñu leen di nuyu di leen jaajëfal ci safo bi ak kóolute bi dañu koy tàmbalee ak jàngat bi ñu koy def xam ngeen ne mbas mi dugg na ci réew mi lu ëpp ñaari weer lu ëpp itam junni ci ay cas mi ngi fi waaye bu ñu xoolee itam gëstu yi Ndakaaru moom am na ci ba doyal ndaxte daanaka am na lu jege 800 cas ba noppi itam lu toll ci benn ay bés rek am na lu ëpp ñetti téeméer ci ay cas jàngat bi Aminata Mbaare Sow. bu ñu sukkandikoo ci carte bi daanaka Ndakaaru mu ngi ci zone rouge ba léegi ndaxte en l'espace d'une semaine maanaam li ko jëlee mardi 27 avril jàpp mardi 5 mai capitale bi enregistré na ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti cas yu bees Covid-19 mu mel ni nag capitale bu Sénégal tey jëlee mu ngi toll ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas yoo xam ni testé nañ leen positif bi mbas mi tàmbalee ba léegi ci lim wu takk woowu nag ñu jàpp ne district Dakar Ouest moo nekk gum en première position ndaxte toll na ci téeméer ak juróom-ñaari fukk ak ñeenti cas mu mel ni nag tendance bi xaw na baissé foofule ci Dakar Sud ndaxte semaine bële passé maanaam mardi 27 avril ñoom ñoo nekkoon en première position tey jilee ñoom ak Dakar Ouest benn patient rek moo leen séparé ndaxte Dakar Sud mu ngi toll ci 173 patients bu ñu nee Dakar Sud nag mooy gox yi ci mel ni Fann Dakar Plateau Point E Amitié Fass Colobane Médina ñu jógee ci district bu Dakar Sud daal di ciy toftal Dakar Centre foofu tamit cas yi yokku nañu ndaxte mardi 27 avril ñu ngi toll woon ci juróom benn fukk ak juróom-ñetti cas tey jilee lim bi dem na ba egg téeméer ak fanweer ak juróom district Dakar Centre nag mën nañ ci lim ay gox yi ci mel ni Ñaari Tali Biscuiterie ak Grand Dakar district Dakar Nord tamit yokkute daal dina fay am ndaxte mardi 27 avril ñu ngi toll woon ci juróom benn fukk ak ñaari cas dong waaye tey jile am nañu téeméer ak fukk ak juróom cas yu bees bi mbas mi tàmbalee ak léegi ci foofu nag mën nañ fa ràññeeku gox yi ci mel ni Parcelles Assainies Patte d'Oie ak Grand Yoff beneen gox ci biir Ndakaaru nga xam ni tamit nemmeeku nañ fa ay gox mooy banlieue ba ci biir banlieue boobu nag commune bu Mbao mu mel ni instant bi ñoo gën a bëreegum ay patients yu ñu testé positif ndaxte toll nañ ci ñeent fukk ak ñaar alors que semaine passée ñu ngi toll woon ci fanweer ak ñetti cas bu ñu weesoo Mbao ñu dem ca Pikine foofu tamit am nañu lu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti cas Géejuwaay am fanweer ak juróom benn Yëmbal am ñaar fukk ak ñaar mu mel ni nag gox kooku xaw na am stabilité ndaxte en l'espace d'une semaine juste ñaari cas rek la ñu gis ne ñoo yokku maanaam li ko jëlee mardi 27 jàpp mardi 5 mai Rufisque ñu nemmee ko foofu lu toll ci ñaar fukk ak benn Diamniadio am fukk ak juróom benn fële nga xam ne mooy Sangalkam am fukk ak ñett Kër Massar tollu ci juróom-ñeenti cas mu mel ni nag contamination yu yées yooyu yépp ci biir capitale bu Sénégal moo waral préfet bu département de Dakar daal di jël ay mesures yu yees jëmale ko ci marché yi maanaam marché yi ñi nga xam ni dañuy jaay ay légumes ak yooyule dañ leen di may ay bés ci semaine bi bu ñu ubbi ñeneen ñi nga xam ni lu ci mel ni ay yére wala yeneen bagage yu bokkut ak dara li ñuy lekk ñoom tamit ñu jox leen ay bés li nga xam ne nag mooy week-end bi samedi ak dimanche benn marché du ubbi fële ci département bu Dakar donc loolee mooy mesure yu yes yi nga xam ne préfet bi daal dina koy jël. HLM Fass Colobane Gueule Tapée ñoom ñoo ëmb lii di Dakar Sud foofee itam Pafara ñi ngi def na faab doxantu la ñu nemmeeku mooy mbas mi jël nañ ci seen wàll bu baax ba tax na itam dogal yi nu jëloon lu mel ni tëj yenn ci ay marché yi ak lu ni mel lu ci mën a am rek ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñi ngi jëli dogal di xool naka la ñuy def ba mbas mi jeex Pafara ñi ngi la ñu fay fekki Pafara nuy naa la. jërëjëf Faty Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbokku téléspectateurs yi seen émission miroir Covid-19 nag tey dañoo doxantu woon ba district bi ñuy wax Dakar Sud boobu la district nag xam ngeen ne mbas mi bëri na fa lool te ci loolu nag préfet bu Dakar dafa jëloon ay mesures maanaam tëj marché yi ñu organiser ko waat ci loolu nag ñii di jaaykat ya nekk ca Sandaga ak marché Fass mer nañ ci bu futtu. comme que suñu santé la moom dañ koy nangu. mais niñ ko defee aussi waroon nañ ko mën a xoolaat quoi. ndax marché yi ñu tëj ko nii nañu jeudi ak mercredi loolu bu boobaa day indi benn embouteillage fii nii ci marché bi ndax ñun ay téléphone la ñuy jaay ay chargeur yow sa téléphone dina yàqu sa chargeur yàqu nga ne naa bàyyi ba mercredi wala mardi boo ñëwee embouteillage bu mag lay indi fii. naam tëj marché yi baax na lool waaw faaw ñu utal ko àpp
naka noonu tamit ci koñ yi ñu def ci ay dispositifs yoo xam ne bu ko defee mbir yi dina mën a dakk nu mu gën a gaawee ci loolu la ñu dem nag dajal bokk moomeel bu Fass Colobane Gueule Tapée di maire Ousmane Ndoye mu yëkkati ci kàddu. cas communautaire yi jëkk a génn ñu ne 4 yi ci commerçant yi ñu am ci benn dafa jaadu ñu woo commerçant yi waxtaan ak ñoom mais tëj marché yi it nag ba nit ñi amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu liggéey jaaduwul moo tax ñu xalaatoon ne tëj ko ay fan di ko ubbi ay fan lu jaadu la ci biir semaine bi te loolu rek laa gis ne moom la préfet def. soxna Fatou Dieng bañ ca jógee ci la ñu doxantu dem ba diwaanu HLM ku ko wax xam ne am na marché bu mag te indi woon na fi jamono ji ay coow tëj nañ ko ubbi ko waaye maire ba jàpp ne li nu mel baax na loolu waaye faw tamit ñëpp dugal ci seen loxo bu ko defee ndax xeex bi arrangé wul kenn rawatina ci wàllu koom-koom. dañu dem ba xool ne toll nañ fu nga xam ne loolu moo war te mu nekk yëpp ci intérêt population bi je dis man mënuma lu dul ànd ci. muy lan di def sensibilisation di wax ak nit ñi parce que surtout li gën a difficile mooy xale yi grand place yi tas ko loolu dafa bokk ci liggéey bi leneen li nag mooy nit ñi toog ci biir kër yi. boo xoolee Dakar Sud boo jëlee le plateau bëri na ay maanaam société ay entreprises yi fa nekk boo jëlee district Dakar Sud mun nga wàññi lu mel ni marché Tilène marché Soumbédioune marché Petersen marché Colobane marché Sandaga marché Gueule Tapée donc foofu yëpp ay bërëb la yoo xam ne rek maanaam mën nañ ne day accueillir ay nit maanaam day am ay nit te xam nga doomu jàngoro bi doxul ba fekki nit yi. am nañu benn organisation ak benn dispositif boo xam ne nous pensons que fu mu toll nii en tout cas de manière efficace ñi ngi jéem a gérer mais nag dafa am loo xam ne aussi il faut ñu wax ko lu ñu organiser maanaam système de santé bi dafa am loo xam ne da ko war te mi ngi koy def mais am na loo xam ne aussi dafa war askan bi. ci seen opération daan coronavirus tey nag district bu Dakar Sud lañ leen demaloon xam ngeen ne mbas ma nag law na fa ba am nañ fa ci ñaari fan yi ñaari nit yu ci ñàkk seen bakkan ñu leen di jaale kon nag xanaa di leen jox dig daje ba beneen lii lañ leen fa jëlee woon soxna Fatou Dieng. mu nekkoon Pafara ñi ñu koy sant bu baax di ko gërëm jàll ci Mouhamed Samb doxantu na fu ci mel ne Ngor Almadi foofee itam ay cas am na waaye itam am na ñuy wér ba tax na itam xel dal ne terewul itam ñu sàkku rek ci nga xam ne ñoom ñooy mag ñi ñu gën leen a bàyyi xel bu baax a baax ndax gis ngeen di leen mbas mi sonalee fu ci mel ne commune bu Biscuiterie la ñuy gën a fàggu wala bokk na ca la ñuy wax askan wi ñu bàyyi ko xel mooy ñàkk seen bopp ñàkk ña ñuy jëflanteel Mouhamed Samb moo ñu fa doxantul Mouhamed nuyu naa la. waaw Fatou Dieng fay naa la di nuyu mbokku téléspectateurs yi tey nag dem nañu ci gox yu bari yu fasantikoo yu nekk fi ci Ndakaaru bi ci njëkk moo di Ngor Almadi ki nga xamante ni moo di chef du centre de santé bi di docteur Ka moom nag dëggal na ni Ngor Almadi am na lu toll ci fukki cas waaye yàlla def na xewal juróom-ñaar yëpp wér nañu. bi cas yi commencé ci Ngor ba léegi ci commune Ngor ma calculer am nañu presque fukki nit ñoo xam ni am nañ feebar bi ci zone Ngor. ba fi ñu toll tey mën nañuy wax ni alhamdulilah juróom-ñaar ñëpp wër nañu ba dellu seen kër fi mu nekk nii ñetti nit ñoo xam ne ñu ngi sous traitement maintenant feebar bi mu commencé ba léegi ñu ngi ciy jéem a def li nga xam ne mooy suñu waree. feneen fu soriwul dara di Mamel ñun nag dem nañu seeti kenn koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu santé publique. mu di docteur Mouhamadou Moustapha Lo ngir waxtaan ak moom ana ban taxawaay la ñu war a am jëmale ko ci mag ñi ndax bu ngeen seetloo ñu bëri ñuy faatu ci Covid 19 yi ay mag lañu ñu teewlu docteur Mouhamadou Moustapha Lo. lépp loo xam ne ay moyens la wala ay stratégie la dañ ko war a jëmale ci mag ñi pour fexe ba protéger leen. parce que boo bàyyee mag bi ci kër ga la plupart du temps mag yi ci kër gi la ñuy nekk soo leen bàyyee yow miy génn na comme ni ñuy wax virus bi moom dañ koy indi waaye moom du jékki-jékki rek ñëw. balaa nga koy jële di ko indi na nga fàttaleeku ne bàyyi nga mag sa kër boo duggee ci kër gi raxasu boo duggee ci kër gi lépp li nga xam ne mën na yore doomu jàngoro bi nga séparé wu ko pour mën a jege góor ñi te di insister aussi mag ñi des ci kër yi ñu leen di takkaloo masque. waaw soxna Faty ci doxantu bi ñu doon def ci yenn gox yu nekk fii ci Ndakaaru dem nañ fu ñuy wax commune bu Biscuiterie foofee ca ñaari tali am na ay cas ñu fa nemmeeku woon maire bi ci wàllu boppam Djibril Wade moom dëggal na ko jamono ji nag wax na ni moom itamit mu ngi def kéem kàttanam pour askan bi ci wàllu boppam mun a sàmmoo ak digle yi
moom Djibril Wade maire bu Biscuiterie yi ñu teewlu ko. waaw situation fu mu toll rek mooy am nañ fi pratiquement ñaari cas communautaire ak yeneen juróomi cas yi nga xam ne ay cas contact la et ñooñu aussi jël nañu ñi nga xam ne ñoom lañu contacté ñu yóbbu leen am na ñoo xam ne ils sont revenus positifs mais nag problème bi mooy ñun en général yooyu su amee dañ koy yéex a yëg autorité sanitaire ñoom ñoo xam ne la moo tax duñ ko di divulguer am na ñoo xam ne sax seen ñi nga xam ne ñoom la dal ñooñu woo pour ñu war a mën a ñëw porter assistance. mbokku téléspectateurs yi lii lañ leen indiloon ci miroir Covid 19 bu tay bi di leen wax rek fii ak ñuy dellusiwaat ñu ngi leen di ñaan ngeen sàmm digle yi. Mouhamed Samb ñu sant ko bu baax gërëm ko dem ca commune bu Hann Bel-Air foofee itam xam ngeen ne mbas ma tax na ba ñu gën a fàggu nag ci farlu gi waaye itam lu jëm rek ci ay jafe-jafeem di njeexintal yi ku ne xam na ko yenn ci ay liggéeykat yu ci mel ne mécaniciens yi ak ñeneen ñi gisatuñ ci seen bopp lu ci mën a am Alhassane Ba moom la ñu fa yebal Alhassane maa ngi lay nuyu. jërëjëf Faty Dieng ñu ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias tey nag miroir Covid dañu ñëw fii ci commune Hann Bel-Air xam nga ni fii buñ ko waxee am na benn cas communautaire boo xam ne nemmeeku woon nañ ko ci fan yee ñu génn ñu ngi nag xool ndax askan yi nga xam ne ñu ngi fi yeewoo ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax ci digle yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci kilifa yi li ñu nemmeeku ci ñi nga xam ne nag jot nañu daje ak ñoom mooy que ni lépp li nga xam ne takk masque la wala boog di raxas say loxo jamono ju ne ñoom ñu ngi ci bàyyi xel bu baax a baax wala boog ñu ngi koy jëfee ngir moytandiku mbas mi nga xam ne moo ñu ganas yi. waaw mais sama masque ngi mais mënoo jàpp tamit di takk masque de wala maa ngi raxasu maa ngi gel maa ngi lépp wax dëgg yàlla maa ngi toppatoo lépp mais tamit nguur gi fenn benn instant ñoom waroon nañ jàpp ci masque yi quoi ndax tey masque yi ñuy ñëw nii man pour man tailleur bi ñëw masque bu corona woon jàppal ne kon képp kuy takk popeline boobu yow di nga amee corona bi nguur gi tey war nit ñuy saytoo ay casquette bu politique bi ñëwee kabi ak tiset yi waroon nañ ko góorgóorloo ba ñëpp am ko ay masque yi moom boo xëyee koo gis masque ngay gis mu takk te masque cherul jarul lu 300 francs bu seeree ba c'est 500 francs kon bu ministre bi ne bokk na ci liy tax feebar bi mën laa ñàkk a dal mooy d'abord na nga respecté masque yi deuxième bi mooy na ngay raxasoo ak saabu troisième bi mooy booy tissool yi na nga def nii parce que la ñuy bañ mooy ngelaw la jàll mën laa wàll beneen bi mooy boo génnee boo ñëwee na nga raxasoo ak li nga xam mooy saabu soo paree nga laal zel wax fa dëgg yàlla ñun de alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nag mooy musale wax nañu itam li nga xamante ni Faty Dieng jëm na ci ndimbal yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci kilifa yi moo bàyyeekoo ci nguur gi am na koo xamante ni jot nañu waxtaan ak moom waaye nee na ñoom gisaguñu li nga xam ne nag moom mooy ndimbal googu lu ñuy def rek Faty Dieng duñ ci sori dañuy bàyyi élément bi ñu dikk. oto yi fu mu toll nii oto yi dawatul dara dawatul dëkk bi dafa métti si ñun fu mu toll nii moom dëgg bu ñu waxee dëgg te yàlla tax dong dafa métti si ñun fu mu toll nii moom da ngay xëy suba ba ngoon loo ndogoo sax doo ko mën a am. ñun saabu la ñuy kii bital saabu lañ teg bu ñu waree jàpp dañuy ñëw raxasu fuñ ci santé dara yi ñëw raxasu mais gel moom amaguñ luñ jëndee gel moom wax dëgg ko yàlla. li ñuy def rek mooy fàttali jamono ji ne mooy mbokk yi ñuy seetaan ñu fexe ba bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ni moom mooy digle yi bu ko defee rek lii di mbas mi ñu gane si ñu daan ko nu mu gën a gaawee. Alhassane Ba la woon ca commune bu Hann Bel-Air dañuy daal di jël chaloupe doxantu ba île bu Gorée foofu nag Dissa Préra moo fa demoon dem xool li nga xamante ne si moom mooy askan wa ak seen ab toogaay la ñu gis nag foofee ca Gorée mooy mbas mi duggagu fa waaye nag am na lu mu fa laal ci ab liggéey ku ne xam na ne Gorée île la boo xam ne tourisme dafa am doole lool waaye itam gis ngeen ne frontières yi tëju ak itam dem beeg dikk bi xaw a tagga témbe tax na ba lenn ci liggéey bi xaw fa sooxe Dissa Préra moo ñu doxantul ca île bu Gorée Dissa. jëf Faty Dieng te nag dañu dem ba île de Gorée nag macha allah ba mbas mi duggee réew mi ba léegi amagul benn cas bu ñu fa nemmeeku teewul nag askan wa gën a fagaru ñoom nag ginnaaw mesure barrière yi nga xam ne moom la état bi édicté ñu ngi liggéey bu baax ci wàllu li ñuy wax sensibilisation bés bu nekk dañuy def ay visite à domicile dem ci kër yi waxtaan ak askan wi xool ni ñu toogee xool également ndax ñu ngi respecté mesure barrière yi nga xam ne moom la état bi édicté Sall moom mooy responsable comité de santé bu Gorée mu ngi àddu ci ñoom démarche bi nga xam ne ñoom moom lañu jël ngir barrer la route au coronavirus foofu ca Gorée. Île de Gorée teel nañu jël ay matuwaay parce que bi ñu njëkkee am cas suspect bi nga tudd léegi ci jóg ànd ak bàjjenu gox yi ak acteurs communautaires yi ñu dugg ci dëkk bi waxtaan déjà ak nit ñi ci matukaay yi ñuy jël muy les méthodes barrières ñu def ay dispositifs de lavage des mains un peu partout kuy dugg Gorée raxasu kuy génn raxasu. ñu am aussi ay xale ya nga xam ne ay doomi dëkk bi lañ ñu xarañ doon ay volontaire
sol seeni t-shirt nekk ci dëkk bi yor alcool gel di sensibiliser. ginnaaw jàngoro ji coronavirus dafa am yeneen jaxital rawatina ci wàllu koom-koom te ko xam Gorée xam ne ñoom tourisme la ñuy dundee waaye ba corona bi ñëwee ba léegi dafa mel ni benn business daanaka doxatu fa restaurant yi dafa tëj njënd mi ak njaay mi néew na lool. Djibril Seck ak Fatou Sall ku nekk si ñoom ñaar dafa la ñuy liggéey te it fa la ñu dëkk ñu ngi wax seen xalaat li nga xam ne moom la ñuy dund jamono yi coronavirus bi. ba léegi nag dañoo tëj amuñu activité et donc. nekkoon nañu en pleine saison touristique ça roulait très bien amoon nañu ay réservation amoon nañu ay groupes yu mag yu waroon ñëw waaye boobu ba léegi dañoo mujj arrêté suñuy activité personnel bi ñëpp dañu dem en congé forcé. Gorée instant yii nii fépp lépp tëju lépp taxaw parce que man je suis restauratrice c'est milieu bi laay liggéey milieu tourisme bi laa nekk et puis instant yi ñu ngi toog depuis lors ñu ngi toog jàpp liggéeyuñu et puis voilà dans le calme voilà c'est ça tout à fait et. métti na daal c'est dur mais dañuy gaaw ñaan yàlla gaaw mu gaaw fii jógee jëlee ñu nekk delluwaat ci suñu rythme liggéey. maire bi tamit mu ngi ci bay wàllam ndimbal yi tamit teel na ko joxe ndax Gorée dafa xaw a wute ak yeneen communes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal wute gi nag mooy ab île la te île bu xaw a sori la sax Dakar la loolu tax Augustin Senghor moom dafa teel a jël ay matuwaayam ngir mën a jàppale ñi nga xam ne ñooy goréens yi waaye it du moom kese maire bi jàpp na si waaye goréens yi nga xam ne ñu ngi leen ooyee les goréens de la diaspora ñoom it bàyyiwuñu seen loxo benn yoon ci liggéey bi. Gorée moom xaaruñu de bu ñu ko waxee conseil municipal bi réunir na rapidement population yi tamit ñu dem organiser ak ñoom pour sensibiliser ba pare ñu teg ay dispositions yoo xam ne yu dëgër la pour que li nga xam ne mooy Covid 19 ba ne teg tànk jéggi géej gi ñëw dugg ci biir dëkk bi te loolu li ñu ko may mooy ne dañu nekk ci sensibilisation en permanence maanaam dem di ñaax nit yi di wax ak ñoom. yàlla may nañu Gorée réewul te ñëpp a xamante. opération daan corona ci Gorée ñu leen jox dig daje fii ak yeneen i jamono. Issa Préra ñu sant ko bu baax di ko gërëm tourisme boobu mu junju mbas mi laal na ko waaye itam yamu ci lu jëm ci jàng ak jàngale itam naka noonu ci misaal li jëm ci école privée yi wala bokk enseignement privé sax bu ñu ko mënee wax bu ñu ko mën a waxee noonu mbir mi nag laal na leen ca banlieue bu Ndakaaru gis nañ fa ay daara yoo xam ne ba ñu tëjee buntu yi payoor yi daanaka duggatul na mu daan waree Géejawaay Salif Sow la ñu fay fekki. dal leen ak jàmm soxna Faty Dieng fii nga xamante ni mooy école Souleymane Baal nekk ci diwaanu Géejawaay mu doon école bu fu siiw bokk ci école privée yi benn ci junni école privée yi nga xamante ni ñoo ngi nekk diggante Pikine ak Géejawaay ci Sénégal gépp seenub lim ñoom école privée yi ëpp na ñetti junni tey ñi nga xamante ni ñoo ibbi école privée yooyu di seeni borom ñoo ñuuxu wàllu jagle ko ñi nga xamante ni mooy nguur gi ndaxte nee ñu toog nañ ñetti weer yoo xamante ni fayuñu ay payoor rax ci dolli ñi leen luyee fi nga xamante ni lañu ibbi ay école ñu ngi leen di teg fitna courant ndox loolu waxaale wuñ ko du ñoom képp nag ñoo yuuxu tey ñi nga xamante ni tamit ñooy jàngale ci école privée tamit tëgg nañ seen gémmiñ yuuxu wàllu ñu ànd teewlu leen. mois de mars bi xaaju weer bi lañ jotoon jàngale sax te ba ni ma leen di waxee tey am na école yoo xam ne fayaguñu mois de mars bi mois d' avril moo amul lenn loo xam ne jàngale nañ ko moo tax amul benn enseignant vacataire boo xam ne dërëm jot nga ko sa école. loolu mooy dinañ toog lu moon ñetti weer yoo xam ne du ñu am dërëm te comme que dañ ne toog leen seen kër ay borom kër lañ dañu am ay responsabilité di ñaan Macky Sall mi nekk suñu président de la république ñu gestu ñun jàngalekatu vacataire privé bi dañoo yor ay njaboot yu ñu war a dundal dañoo war a dund ñu ngi toog suñu kër yi depuis boobu amuñu dërëm te location mu ngi ñuy xaar. jaaxle boobu nag moo tax ñu ñëw tey taxaw ak état bi ak askan bi. pour ñaan état bi ndimbal ci li nga xamante ne ni moom la ñu séq ak moom muy mu jàppale ñu ci ñu fay suñu ay enseignants ñetti weer a ngi fayaguñ leen mu jàppale ñu ci ñu fay suñu ay lois mu jàppale ñu ci li nga xamante ne mooy ndox ak courant mu jàppale ñu ci li nga xamante ne mooy fiscalité ci ñi nga xamante ne dañ ko war a fay. Sénégal gépp bu doon élèves yi fi nekk téeméer lañu ñeent fukki ñu ngi jàngee école privée ñi nga xamante ni ñooy jàngee ñoom ñëpp ci école privée ci réew mi seen lim ëpp na million bu teg téeméeri junni jafe-jafe yu ñu dund ngi noonu di xaar kilifa yi indi ci pexe ci nu mu gënee gaaw.
Salif Sow la woon ca Guédiawaye bu nu fa jógee ñu des ca banlieue bu Ndakaaru doxantu ba Pikine foofee Ndongo Ka taxaw seetlu bi mu def mooy mbas mi bu mu duggee ci réew mi ba léegi foofu ca Pikine am nañu lu toll ci téeméeri cas ak juróom-ñett fukk yi di ay cas communautaire loolu nag soxal ñeenti district ya nekk ca département ba tax na préfet ba jëli dogal bokk na ci tëj marché flottant yi sol lu jëm ci wàllum masque waaye itam farataal li nga xam ne itam mooy bañ a dajaloo gi foofee ca Pikine Ndongo Ka moom la ñu fay fekki Ndongo. waaw ñu ngi fii nag ci département bu Pikine ànd ak ki nga xamante ni moo di préfet bu département bi pour def nag li nga xamante ni moo di situation bi. bépp bërëb boo xam ne nii dañ fay dajaloo nit ñi dañ fay tàmm di dajaloo ñu dem fa pour mun a fànq rassemblement yooyu pour mun a dëppoo ak dictalu gouvernement bi donc vraiment def nañu ay actions sur plusieurs marchés. marché Thiaroye xam nga tëj nañ ko le Maquette fi ñuy wax Maquette yeneen marché flottant yi nekk ci yi jotoon nemmee ko ci biir département yëpp tëj nañ leen yenn marché yi nga xam ne ni c'est des marchés réguliers jël nañu nag ay arrêté yoo xam ne dañuy réglementer seen heure d'ouverture ak heure de fermeture maanaam dañu am ay horaires. defuñu leneen lu dul topp dictalu ak orientation yu gouvernement bi joxe en matière de lutte contre le Covid-19 te yaakaar naa ne ñu ngi ci am def ay jéego yu baax. ci marché yooyu nga dégg nag préfet daal di ci àddu dem nañu ba marché central au poisson bu Pikine foofee it kilifa yi jël nañu ay matuwaay ngir gàntal li nga xamante ne ni mooy jàngoro ji ngir mu mën a law foofee ca marché central au poisson bu Pikine dañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo di directeur bu marché central au poisson bu Pikine di Abou Mbaye. kenn du dugg si marché bi te solo sa masque ku nekk si biir marché bi solo masque nu génn la. ku nekk ci marché bi solo masque nu amende le 3000 francs ak police nationale bi képp kuy dugg raxas loxo par la force wala doo dugg xale bu am lu weesuwul fukki at du dugg ci marché bi. dajaloo ci biir marché bi mënatul nekk di groupe grand place ñu ne léegi marché bi amoon na heure ubbi heure tëj naka jekk waaye léegi dañ ko gën a taral ndax léegi 6 heures du matin la marché bi di ubbi midi mu tëj. nu désinfecté génne waa marché bi yëpp. soxna Faty mu nekkoon nag li nga xamante ne nii moom lañ leen indiloon tey jii fii ci département bu Pikine aju nag ci miroir Covid 19. Ndongo Ka sant nañ ko bu baax gërëm ko ñu dem ca diwaanu Tëngéej foofee itam Ousseynou Thiam lañ fay fekk département ba itam jël na wàllam juróom fukk ci ay cas jàpp leen mu jëm ci wàllum mbas mi terewul nag nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi ñu ngay def seen kéem kattan ba askan wi bañ a moytu li nga xam ne moom la ñuy tere lu ci mën a am fu ci mel ni Bambilor moom xalif ba ma ngay def kéem kattanam jàpp ci xeex bi ndax askan wi gën a bàyyi xel waa kër docteur lañu wax ñu dem ca département bu Tëngéej Ousseynou Thiam moo fa toogal télévision Futur Média Ousseynou maa ngi lay nuyu. jërëjëf soxna Faty Dieng gannaaw ba ñu la fayee lu jëm ci mbas mi nag fii ci département bu Tëngéej ñu ngi wéyal xeex bi ba léegi dañuy taxaw rek ci bilan bi nga xam ne bii daanaka mi ngi yokk bu baax a baax fii ci département bi ca ñaar fukki fan ak ñett bi nga xam ne bii jàngoro ji tàmbali na fi ba léegi nag soxna Faty département bu Rufisque mu ngi toll ci juróom fukki cas ñaar fukki cas yi ak benn ñi ngi ko nemmeekoo fi nga xam ne nii moom mooy district bu Tëngéej ñaar fukki cas yi ak juróom benn fële ci district bu Sangalkam fukki cas yi ak ñett ca lële di district bu Diamniadio lu jëm ci xeex bi nag ñu ngi koy wéyal bu baax a baax gannaaw matukaay yi nga xam ne nii kii di autorité administrative bi jëloon na ko nag lii di askan wi dugal seen loxo bu baax a baax ci xeex bi. hygiène mooy lépp ba pare feebar bi dafa doy waar feebar bi sénégalais yi africains yi xamuñu luy feebar bi ndegam feebar bi moo jaaxal tubaab yi jaaxal américains yi jaaxal italiens yi jaaxal le monde entier avion demul dara dikkul mais africains sénégalais moom loo lu ñëw garaawul lu ñëw ñu ne sëñ Bamba c'est Alaaji Malick Baye Niass néeg nii mais feebar bi day rey. fële ci Rufisque Ouest nag am nañ mébitu liggéey lim bu am solo ci ay wàllu masque. masque bi day indi fagaru masque bi dañ ko tànn muy loo xam ne mën na tax feebar bi du law loolu mooy intérêt bu njëkk bi ci am bi ci des tamit mooy ñu liggéeyloo suñuy xale tailleur ñu ngi seet naka la ñuy def ba vraiment ñu am suñu objectif bi ñu am ñu atteindre comme moins de 26 000 masques. waaw liggéey bi amoon na gàllankoor mais yàlla def na aussi ba ñu commencé ñëw si masques yi mu ngi xaw a am tan man daanaka li ma yoroon mat na ay 3000. ca Bambilor gi nga xam ne bii nag daanaka am na ay cas communautaire ba sax ay cas contact di ci tukkee foofu nag ki nga xam ne nii moom mooy xalif général ba gannaaw ba mu dalalee xalu askan wi ci matukaay yi nga xam ne nii kilifay diwaan ba jël nañ ko jëm ci lu mel ni tëj marché beeg lu ni mel kii di xalif bi nag am na ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko soxna Faty Dieng. président de la république jël na matuwaay bu ma sëkk
wax na si jëf na si yaakaaroon nañu ne tey mbir mi di egsi fii kenn ku nekk di nga jël sa responsabilité bu mat sëkk nga taxaw si faggu sa bopp faggu sa dëkkandoo. ñu ngi ñaan président de la république même sax 20h bi su ko mën a yóbbu fi 18h sax moo ci gën parce que lii ñu gis nii lii raam si ñag bi la jëm. waaw lii daal lañ leen indiloon tey jii ci wàllu miroir Covid 19 fi nga xam ne nii moom mooy département bu Tëngéej. Ousseynou Thiam la woon ca département bu Rufisque ñu koy sant bu baax gërëm ko jeexalee ak sunu spécial région de Dakar miroir Covid 19 carte bi xam ngeen ne tey juróomi fan la ci weeru mai atum 2020 Sénégal nag mbas mi duggee ba léegi mi ngi ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent lu jëm ci ñi ne ci am pàcc ñi ngi toll ci 847 ñi nekk itam wér ba dellu seeni kër ñi nga ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk tey nag am nañu bi xaw naa wàññeeku ci cas yi ndax itam juróom fukki cas yi ak juróom ñeent yi ñooy ay cas communautaire ñi loru nag maanaam ñàkk seen bakkan xam ngeen ne nga ni démb ñu ngi woon ci fukk tey ñu ngi ci fukk ak benn lu jëm itam ci cas grave yi ñu ngi ci 5 bu leen xoolee itam carte Sénégal bu weesoo Matam Kaffrine ak Kédougou région yëpp jël nañ seen wàll ci mbas mi jaajëfal sunu correspondant yi waaye itam jaajëfal suñu naataangoo yu nekk ci rédaction bi équipe de coordination bi ak équipe technique bi kenn demul ngeen des mbokk yi jaajëfal nañ leen ci safoo bi ak kóolute bi fàttali leen geste barrière yi ñàkk sa bopp ñàkk ña ngay jëflanteel bu ñu fàttee itam li jëm ci wàllu masque yi jaa ngeen jëf ba ëllëg ci kàttan yàlla ci waxtu wi